asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk si àddina bi maa ngi leen di ziara maa ngi leen di balaax di ko sàkku ci yéen di leen déwénati di ne baal leen maaq baal naa leen yàlla na suñu borom subhanahu wa taala boole baal mbokk yi yaakaar naa ni kenn ku ne si yéen passé na tabaski si jàmm mbaye ni Cissé Dramé ak Jaxate foog naa ne xar yi gaañu ñu leen ñun moom wax dëgg yàlla lu ñu amoon ci yàpp bi yëpp sédd nañ ko mbokk yi gannaaw ziyaara boobu maa ngi bëgg a waxtaanee ak yéen situation wu ay quelques sénégalais ñoo xam ne ñoom la ñu tuddee woon la force spéciale 11 éléments yi nga xam ne jàpp nañ leen ñu ni ñoom ñooy terroristes yi bu ngeen di fàttaliku fii ci ay vidéo yu bari bamtuwaatal naa leen attiré na attention sénégalais ci kaw François Mancabou mooy le vieux gradé François Mancabou gannaaw bi nga xam ne journaliste yi présenté nañu ne nañu am na ci kenn koo xam ne dañ ko bettoon ak fital tax dañ ko jàpp mais situation mu ngi ci hôpital moo tax déféré wuñu ko ak les 10 bu ngeen amee fàttaliku fii leen waxoon ne leen kooku de François Mancabou ab garde corps Cheikh Tidiane Gadio la doon garde wax leen ni fital bi ñu fekk ci moom fital bi mu am ci yoon la ndax am na permis de port d'arme wax leen it dafa jotee ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Gadio moom François Mancabou bokkul ci benn parti politique bokkul ci manifestation jàppewuñu ko ci terrain manifestation këram lañ ko dem jëli keroog le 17 juin ca 8 heures ban ko jëlee ba léegi ñu garder ko pendant quelques jours dimanche ba ca topp ñu jëli ñeneen muy ñoom Bayna Gueye ak consort ñu fekk fa ba weekend ba ca topp la ay dóor ak i laale am digganteem ak policiers yi ba mu nekk diggante dundu ak dee boobu ak léegi nag gis ngeen ni pratiquement bëri na sénégalais yi nga xam ne gannaaw bu nu gestoo journalistes yi gis nañ ni lañ leen waxoon loolu rek am ci François Mancabou tax na tey gis nañu ki nga xam ne kenn ci avocat mi ñu ngi expliquer ba ne François est libre sénégalais yu bëri nañu kon bàyyi nañu François ñu bëri nañu ñuy kon dafay yomb jàpp la dugal la ci garde à vue dóor la ba finalement yow sa dootoo mënati doxati dootoo mënati bouger ñu naan da ngay dee ak da ngay dund ñu xëy na la da nga libre dafa yomb baax na mu expliquer leen liberté boobu lan la liberté boobu avocat bi wax loolu mooy vide juridique bi nga xam ne ci la François Mancabou nekk vide juridique boobu mooy François Mancabou puisque nekkul garde à vue parce que garde à vue 96 heures la renouvelable une fois ci biir 96 heures boobu bu fekkee ne garde à vue la loi dafa maye ki nga xam ne dañ ko jàpp ci garde à vue mu bénéficier de l'assistance de l'avocat mooy avocat am ñëw seeti ko loi dafa ne article L55 dès les premières heures de la garde à vue L55 du code de procédure pénale waaye it article L5 du code de l'UEMOA dafa ne bu nu jàppee nit dès les premières heures de sa garde à vue dañ ko war a permettre avocat mi gis ko suñu ko defulee procédure bi dafay nul li bokkul ak loolu article yooyu tamit yi ma lim dañu wax ni bépp doomi adama bi nu jàpp dañ ko war a présenter à un médecin médecin bi xool est-ce que kii nekkinam méngoo na ak garde à vue est-ce que wér-gu-yaram permettre na ñu dugal ko ca garde à vue loolu amu ca donc loolu moo tax avocat yi ñu ne leen François nekkul en garde à vue nit ki bu fekkee ne dañ koo teg ci yoon bu nekkul ci garde à vue ça veut dire dañ ko déféré auprès du procureur de la République François Mancabou keroog le 17 juin ba tey mësuta yegg ci bureau du procureur donc kenn déféré wu ko parce que bu ñu ñëwee ci bureau procureur lenn la ci mën a def mooy mu libérer nit ki wala mu placer ko sous mandat de dépôt puisque placement sous mandat de dépôt amu ci inculpation amu ci donc François c'est comme s'il n'existait pas ba fa mel ni dafa nekk dans une zone non droit zone mu leen François est libre waaye
François moom laa ñëwoon fii sénégalais ne leen ki nu jàpp dañ koo dóor ba tey yàlla rek a xam ndax dina dox wala dina dund François Mancabou boobu mu ngi tëdd ci lalu hôpital bi ba tey opéré nañ ko ñi ko gis nee nañu ndànk-ndànk ñu ngi am yaakaar mais yaakaar pour mu doxati yaakaar pour mu liggéey garde corps am yaakaar boobu néew na lool tey bés bi ñu toll tax na boobu ak léegi nit ñaa ngi sànnante bal diw la ak diw la kenn ku ne di tàmm sa morom dëmm comme ñun kéewuloo nekkuñu ca loolu lu ñuy def mooy day feereyal ñu wax ko sénégalais yi ñu xam nu ñuy def ñoom ak seen dëj dañuy taxawaat encore ci kaw beneen ci doomu Sénégal yi nga xam ne boole nañ ko ci kenn ki Pape Mamadou Seck la tudd waa Pastef la waaye moom militant Pastef la bu reconnaître boole ci waa Daaru Musti la Pape Mamadou Seck nee nañu surtout liñ koy toppee am na kenn ku ne ci li ñu wax ni moom moo commandé ay ers mooy ay weñ yooyu ñuy defar am na koy sànni ci tali bu oto ñëwee yëg si kawam pneu yi bënn mais même bu fekkee ne ers bu ñu sànni ci mbedd bi nekkul arme létale dafa di manifestation boo gis dafa am ay bagages yu nit ñi jëfandikoo la grenade lacrymogène ci la bokk cocktail molotov ci la bokk ak leneen ak xeer ak i leneen mais nee nañu ers boobu moo tax ñu dugal ko ci dossier bi Pape Mamadou Seck boobu ki nga xam ne dalaloon nañ ko fii suñu plateau muy bàyyi na Guèye mi nga xam ne mu njëkk attiré attention Kéwoulo ci loolu nee na Pape dafa sonnoon ñoom dañ doon pousse sax pour may ko place ndaxte nit ki dafa am insuffisance rénale dégg ngeen ko feebar bu garaaw a garaaw insuffisance rénale nga xam ne dara du yéeg ak da ngay am problème respiratoire moom la ñu jàpp en garde à vue boole ko parmi les 11 or limal naa leen léegi article 5 de l'UEMOA limal naa leen léegi article L55 bis bu code de procédure pénale bu ne bépp doomi aadama bu ñu jàpp balaa ñu ko mettre en garde à vue dañ ko mën a présenter à un médecin bi xool ndax son état ndax nit ki nam nangoon ak ñu def ko garde à vue mais malgré tout jàpp nañu ki nga xam ne mooy Pape Mamadou Seck fa gaa yi nekk mu ñu def fa plus de fukki fan bu ngeen dee fàttali ñu jëlaat leen yóbbu leen ñu placé ko sous mandat de dépôt fële ca Rebeuss la ca topp ci la amee nee nañu dafa feebar dafa gën a aggravé ñu génne ko yóbbu ko hôpital principal boobu nag moo indi njàqare pavillon spécial bu hôpital Dantec moo indi njàqare depuis keroog parce que pavillon spécial boobu ñu ko bàyyi la gannaaw bi ñu coow lu rëy jógoon ay nit nee nañu dafa mel ni dafa génn àdduna ñii nee nañ déedéet xamuñu fu mu nekk ci koo xam ne mu ngi détenu la démb gis nañ communiqué bi nga xam ne administration pénitentiaire nee nañu dafa daw dafa rëcc dafa évadé wu fële nga xam ne mooy pavillon spécial mu di guléet dégg nañu ay nit ñu évadé wu Rebeuss dégg nañu nit ñu évadé wu feneen ak feneen mais peut-être man ci sama xam-xam bu gàtt ci sama xamee bu gàtt milieu masuma dégg ku ñu ne dafa rëcc pavillon spécial ci nit koo xam ne insuffisance rénale la am ci pavillon spécial bi nga xam ne prison la tamit même bu fekkee ne ci biir hôpital lañ ko installé nga xam ne ay garde am na minaret am na comment on appelle am na tour de garde mais am na it ay garde yu bare ñu tëj nit ñi ci néeg bi ñu dañ lay faj ñu ne Pape Mamadou Seck foofu la rëcc na kañ lañ ko jëli fan lañ ko yóbbu après am na ñu bëri sax naan yóbbuwoon nañ ko service dialyse mais en tout cas gëstu yi nga xam ne ñun def nañ ko ba tey mënuñu retrouver trace am ci service dialyse bi nga xam ne nañu yóbbuwoon nañ ko fa mënuñu retrouver trace am te it nee nañu dafa disparaître jëm nañu contacter ay nit ñu bare ñoo xam ne ci service yi lañu nekk ñu foog ni bu ñuy seet ab fugitif danañu joxe signalement am foofu yónni photom wala yu mel noonu mais kenn si ñoom mënut a wax ni yónni nañ la signalement en tout cas ñi ñu contacter signalé wuñu ni yónni nañ leen signalement li nga xam ne mooy Pape Mamadou Seck leneen encore lu doy waar ci yëfu Pape Mamadou Seck gannaaw bi ma la ne dafa feebar am insuffisance rénale nekk fonctionnaire de l'administration parce que impôt domaine la nekk kooku naka la xel mën a nangoo ñu dugal ko en garde à vue ñu placé ko sous mandat de dépôt dawul commissariat dawul fenn
fan lay amee doole daw mooy bi état am gën a grave ba ñu koy yóbbu pavillon spécial ñu ne foofu la génnee mu daw mu évadé wu évasion nag biñ koy xam grand criminel yi ak këyit yi ak bandi yu mag yi ak ñooñu la ñu xamee woon ci évasion parce que évadé du lu yomb dañ koy préparé maa ngi fàttaliku am na keroog koo xam ne sax du ma tudd turam nee na ma keroog police dañ ko doon recherché dañ koy jël si 5 heures du matin ma ne ko lu nga def nag man ma loo bëgg ma def tu penses que man dama am jot naan damay daw di wër ni muy wër du ma ko def damay taxaw ñu jël si ma donc Pape Mamadou Seck kenn mu passé criminel kenn musu ko xamee passé délai évasion am mënut sax jéem di ko def parce que mënut sax jéem di ko def parce que on pense jusqu'à preuve du contraire que li ñu koy toppee participation xam nu ñu koy waxati pour détruire Dakar lu yomb la dossier politique la soxnaam jéem nañu jokkoo ak moom gannaaw mu joxe numéro téléphone moom it mu doon jéem a contacter ay nit mais depuis 2 jours ñu ngi koy woo si numéro bi nga xam ne moom lañ ko xamee kenn mënu koo jot kenn xamul dara si moom kenn xamul dara si Pape Mamadou Seck di administration pénitentiaire génne communiqué tey nee nañu dafa évadé maanaam dafa daw ci kaso bi dem alors que nee nañu malade dafa feebar insuffisance rénale la am feebar bu garaaw dëggantaan njaay fële ca brigue comment on appelle SU sûreté urbaine bu commissariat central ñu bàyyi ko fa mu sonn fa ñu jëlee ko fa yóbbu ko defeere ko ca kaso dugal ko fa mu sonn fa gravité situation bi tax na ñu yóbbu ko fële ca pavillon spécial ñu ne pavillon spécial boobu la dawee mais nag comme ni ma leen koy waxee saa su ne parce que balaa ñoo yegg sax est-ce que daw na wala dawut fi ñu njëkkoon a war a xool fi ñu war nu njëkk xool ak yelleefam mooy fële nga xam ne mooy commissariat central te sûreté urbaine ñu xam ne son état est incompatible avec la garde à vue son état était incompatible avec la mesure de garde à vue parce que dafa feebar dafa am insuffisance rénale malgré tout ñu garder ko tax na damay dellu si tuuti ci kaw François Mancabou parce que bëri na ba tey ñu leen di wax ni parce que Amnesty International gannaaw bi famille bi soxna si di Clémentine Coly waxee ak waa Amnesty International Seydi Gassama dafa yebal benn médecin bu tudd Diallo Diop sénégalais yëpp xam nañ ko mooy le frère à Omar Blondin Diop moom la ñu désigné comme seen médecin de famille pour mu seeti ki nga xam ne mooy François Mancabou ba tey administration hôpital principal dañu bañ pour mu gisee ak François Mancabou dañu bañ mu xool dossier médical François Mancabou parce que pour ñoom c'est la continuité nee nañu non François est en garde à vue or la loi dafa ne bu nekkee en garde à vue son avocat a le droit de le voir bañ nañ ko médecin tamit am na droit gis ko parce que code de procédure pénale moo ko wax bañ nañ ko bañ nañu tamit bu fekkee ni François dafa nekk sous surveillance policière dans ce cas avocat am du ko gis mais famille mën nañ ko gis dès le début waxoon naa leen tamit blocage bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu boobu fi may jeexale nag mooy sénégalais yi fàttali leen dafa am ay faits yoo xam ne bu ngeen ci delluwaatee tuuti rek di ngeen comprendre ni lii yëpp li ñu yàgg li ñu yàgg togg la parce que keroog bu ngeen di fàttali bi ñu jàppee ki nga xam ne mooy keroog bi ñu jàppee ki nga xam ne mooy Abdou Kabiline Ousmane Kabiline Diatta ngeen baal ma tur wi keroog bi ñu jàppee Ousmane Kabiline Diatta la gars yi ñuy préparer seen projet yi lañu commencé dox ñu xalaat ni sax est-ce que depuis boobu la kii di François Mancabou ak ñeneen ñu ñuy ciblé nekkoon dans le ligne de mire parce que bu ngeen di fàttaliku Mankagne waa kër François Mancabou ñëw nañ fii nee nañu leen benn Mankagne musta bokk ci rébellion bu fekkee ne musta jël arme ak yu mel noonu mais pour la vérité historique bu ñuy wax comment il s'appelle bu ñuy wax MFDC dans son passé historique am na ñoo xam ne ay mag yoo xam ne ay Mankagne lañu woon ñoo xam ne participé woon nañu ci MFDC bu ma leen di fàttali dama leen di jox ay quelques tours mooy Simon Malou
Simon Malou képp ko xam ne MFDC original xam ne am na ko tuddoon Simon Malou te mu nekkoon enseignant bokkoon na ci bureau politique MFDC Mankagne la Daniel Malou na koo xam ne mooy Albert Boissy donc bokkoon nañu ci elu MFDC mais le milieu politique pour la petite histoire complétée parce que dama leen évoqué ki nga xam ne mooy Simon Malou keroog gannaaw bi mu amee affaire Mandina Mankagne le 19 août 1997 ba ay soldaaru Sénégal daanoo ci piège bi nga xam ne waa MFDC tendre nañ leen keroog ca guddi ba armée bi ñu dellu see Ziguinchor dañu organiser ab rafle ci la ñu jàppoon kenn ku tudd Sarani Manga Badiane pour ñi nga xam ne ñu ngi garder souvenir enseignant boobu ak ki nga xam ne mooy Simon Malou ba tey kenn mënut a wax ci kaw suuf ñooñu fu ñu nekk ak fu ñu mujj loolu c'était le 19 août 1997 mooy parenthèse boobu ma tëj ko mais su may dellu siwaat encore ci li nga xam ne mooy comme ni ma leen ko waxee dañu préparé woon opinion bi ci arrestation en tout cas ki nga xam ne mooy Mancabou bu ngeen di fàttaliku bi ñu waxee ni jàpp nañu Ousmane Kabiline Diatta bu ngeen amee fàttaliku bu baax pour la première fois ñu génneel ñu sant Mancabou ci tàppale document boobu ñu génnee dañu ne am na benn rebelle bu tudd Cyprien Laurent Mancabou d'origine Guinée-Bissau ancien lieutenant de César Atoute Badiate un temps établi dans l'extrême sud du Sénégal a été arrêté vers midi à Grand Yoff nee nañ jàppoon nañ ko midi ca Grand Yoff ku tudd Cyprien Laurent Mancabou donc sant Mancabou fii la njëkk a feeñee mais Mancabou boobu ba tey kenn wanuñu ko kenn gisu ko kenn waxu ko lu dul tàppale document yi nga xam ne ñoom génnewoon nañ ko nee nañu booru marché Bignona lañ ko génne xam nga ñi nga xam ne ñu entourage spécialiste yi ak ñuy suivre dossier bi xam nañ li ma wax nee nañu dañ ko jàppee sous une fausse identité boobu mu ngi tuddoon Marcel Mendy ci document bi te mu doon wax ni moom courtier la ci wàllum yàpp buñ ci pare dem nañu wax leen tamit ku tudd Pascal Émile Ndeki 34 ans élément Front Sud ñaar ñëpp di ay Mankagne donc foofu la ki nga xam ne turu sant Mancabou njëkk a génn mais certainement François moo nekkoon dans le viseur il fallait pas que ñu signaler ko il faut ñu gëmloo nit ñi on cherche un autre Mancabou ba keroog ñuy yegg si fii mbokk yi li mooy situation bu Sénégal toll fitna bu Sénégal toll dictature bu Sénégal toll masoon naa leen wax fan yee ci génn ma ni leen nanu moytu joxoñ nanu moytu ciblé ay nit tuumaal ay nit parce que dañuy toll foo xam ne kenn ku ne ku bëgg a régler sa compte ak kenn ku ne koo xam ne dafa bëgg a débarrasser wu d'un ennemi ou d'un adversaire putatif ou réel li ñuy def mooy dugal turam ci yu mel nii tey dafa mel ni ci lu mel noonu la ñu toll tey ci Sénégal Pape Mamadou Seck mu ngi dund wala dee na yàlla rek a xam li ci wóor mooy kii nga xam ne gannaaw bi xibaar yi génnee ñii naan dem na nii ak demee na nële li nga xam ne mooy administration pénitentiaire génnee nañu communiqué ne ñu Pape Mamadou Seck dafa daw dafa génn te alors que kii ñuy wax dafa daw kii ñuy wax dafa évadé wu c'est un malade un grand malade dafa am lu ñuy wax insuffisance rénale te foofu noonu pavillon spécial boobu ay ponkali bandi nekkoon nañ fa kenn ci sama souvenir boog mësuñu fa woon rëcc pour la petite histoire ki nga xam ne mooy Ino ak i Alex mais ñeneen ak ñeneen naa leen tudd ñoo xam ne jaar nañu ci pavillon spécial boobu te kenn amuloon réussite bi nga xam ne tey moom lañ ne Pape Mamadou Seck am na ko ñuy ziyaara ñëpp balu ak ñëpp xamal leen ni ki nga xam ne mooy Pape Mamadou Seck kenn amul xibaar ci moom gannaaw ñoom bi ñu ko tegee loxo nee nañu dafa mbokk mi leneen la ñuy wax soxnaam bi nga xam ne mënoon nañu waxtaan lu bëri ak moom tey depuis 2 jours kenn mënu ko jot téléphone beneen chose bi ki nga xam ne mooy François Mancabou mu ngi hôpital ba tey loolu leen avocat bi wax naan leen François est libre ça veut dire on est dans un vide juridique
dafa mel ni ñu jàpp la rek ne la kaay nga toog fii te sañuloo dem sañuloo bouge waxuñu la garde à vue la waxuñu la prison la foofu la ñu toll tey ca Ndumbelaan fu ngeen manti nekk ci àdduna ngeen ñaanal ñu jàmm ngeen xam ne waa kër ñàkk jàmm tim nañu ak seen i fetal ak seen i policier ak ci seen i monote ak ci seen i prison ku leen neex ñu jàpp ku leen neex ñu tuumaal la ku leen neex ñu saaga la te dara du ci génn ñu ngi leen di ñaanal jàmm ngeen ñaanal ñu jàmm ndax ñun ci guute lañ nekk guute boo xam ne yàlla rek a xam luñ ciy génnee jërëjëf